téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal Déthié Diouf mu wooye boppam citoyen Déthié Diouf nekk président du parti Visa les citoyens naka noonu ancien conseiller technique du ministère de la santé et leader du mouvement étudiant de 1996 à 2000 naka noonu Déthié Diouf moom mooy initiateur opération bu ñuy wax Corona. du jaar si man Déthié Diouf maa la dalal jàmm ci plateau kenn askan wi fii si ITV. jërëjëf Hadj Malick ñu ngi lay sant bu baax ci dalal bi ñu dalal. di jël sunu nuyoo di ko teg sa loxo nga jottalil ñu ko kilifa yëpp Mamadou Ibra ba ñi ci topp ñëpp. di rafetlu émission bi ndax maa ngi lay wax léegi naan la concept bi. kennu askan wi. macha allah dafa laaj lu xalaat bu am solo. ndax di nga daan nañ dégg ñu woy Hadj Malick naan Hadj Malick yaay kenn diine. si Malick yow la ñu wóolu. ma laaj ko suma yaay ci la ma leeral. kon lii nii doon na lu ñu sawar ndax ñun taxaw askan wi rek moo ñu ñor kon nag bisimilah ñu ngi sa loxo. alors actualité bi dañ koy démarrer ak li nga xamante ni moom moo di arrêté bi nga xamante ni dafa génn yàggul tuuti jóge si gouverneur bu Ndakaaru ñu ni dañuy tere ñiy jaay essence en détail maanaam daal léegi fii ak deux mois essence suñ koy jaayati wala lépp lu jëm si wàllum gasoil ak carburant li nga xamante ni moom moo di bouteille yeeg yooyu dañ ko tere léegi oto wala moto yi muy deux roues yi rek nañ ko jagleel sa commentaire à chaud lan lay doon. waaw bon man décision bi maa ngi ko gis ni yaakaar naa ne sax xëy na warul woon doon lu bees ci situation bi. ndax it état dafa war a doon continuité. donc da nga war a veiller waaye dafa mel ni genre panique dafay xaw a am ba nga xam ne li ñuy ragal dafa bari. lu ñuy ragal waaw xaw ma lu ñuy ragal par rapport ak xëy na kaaw Ousmane Sonko bi. li fa jot a am ñu gis ko xaañ policier wala résistance boobu. waaw te état ni mu toll. wax dëgg yàlla. état warul ragal. warul ragal. te état dara waru ko të. mais état warul ragal dara waru ko të mais tamit état aussi dafa war a def amal lu ñuy wax prévention. tout à fait moo tax ma ni la lii xaw na ma bett tuuti. bett na ma ndax it yaakaaruma ñu nekk ci benn situation de terreur bu nga xam ne état war nañ ko mën a bett. donc am na yoo xam ne pour man. bon dafay traduire que dafa am benn genre panique wala benn peur. bu am ci côté état te loolu warut. kon quel que soit alpha état bi moom warul jéem a. non état foofu wala di tii. non état dafa quelle que soit la situation état dafa war a lucide état dafa war a constant te parfois li indi lii mooy li indi li daloon ci corona bi ñu tàmbali liggéey. dribble góol bi ba bal bi bëgg a dugg kenn ku ne bàyyi loxoom yow mi ñuy fay. pour nga nekkal ñu fi di veiller suñu sécurité nga teggi sa loxo yow mii war a contrôler suñuy frontière nga teggi sa loxo ba ay variant britannique ak xaw ma yan ak yan dugg si ci réew mi kon yooyu en fait état warut a manqué suite état continuité la ak constance te loolu nag dafa mel ni dafa xaw a manqué. mais alors su gouverneur demee ba génne li nga xamante ni moom moo di communiqué bii est-ce que tamit lu ñuy wax naan fàggandiku dafa nekk lu am solo. waaw décision xam nga maanaam pare à toute éventualité. waaw dafa mel ni ñi ngi pare à toute éventualité. ñi ngi xalaat te man jàpp naa ne am na yu gën a métti yu amoon lii fi jot a am waruloon am. mooy li fi jot a am ni waruloon am. li amoon le lundi voilà donc 8 février donc ba ñuy dem dafa ñaaw ñuy seetaan di dóor xaañ policier loolu image boobu man ba tey sama yaram daf ciy daw. donc état warul am benn faiblesse buy xas ba jóg pour def dara. oui daf ko war a def. daf ko war a def. jël ay dispositions am ba dara du ko kale. loolu man waxuma pour parce que damay jàppale Macky Sall wala lool mais état moo war a demee image policier boobu image boobu heure bu ma ko xoolee rek. damay imaginer sama bopp ñu dóor ma xeer brique noonu. kon su ma la déggee bu baax maanaam li xewoon le 8 février. ginnaaw ba Ousmane Sonko defee déclaration le 7 dimanche si guddi lundi li xewoon.
mu nekk situation boo xamante ni ñu gis ay station d'essence ak Auchan yooyu yu ñu taal ak tamit yenn tali yu ñu baare ko VDN bi tamit naka noonu Sacré-Cœur loolu dafa waroon nekk lu nga xamante ni suñu service renseignement yi ak tamit suñu force de défense et de sécurité moo na jël ay matukaay ba mbir mi du toll foofu. état kenn waru ko bett ndax it yaakaar naa ne si les services de renseignement fonctionnent ni ñu war a fonctionner. nit ki fi mu dëkk yow planifier nga ndax information bu am ñoom ñi ko war a yëg nañ ko xam nañu lu ñu xamut kon ñoom waroon nañu mën a jël seeni disposition ba nga xam ne bu ñu degee kàddu rek dara war ko teg mais xam nga dem ba ñu la di la déborder à gauche di la déborder à droite ci lu nga xam ne wax dëgg yàlla bon waroon na doon benn genre épiphénomène. bon mu doon benn affaire nationale. ba jël le dessus ci li nga xam ne moom moo war a préoccuper moo war a doon kennu askan wi. mooy tey nit ñi nan la ñuy génnee ci mbas mi nit ñi mën a reprendre seen activité normale. mën a dund normalement. alors décision bi daanu tey ñu ni fileeg ñaari weer. kenn du jaay carburant maanaam ay bouteilles ak yooyu en détail mën nañ ko tuddee noonu entre guillemets. loolu si sa gis-gis yow mi nga xamante ni yaa ngi si. ku jégi nga nekk ci wàll nga nekk ci géopolitique bi plutôt naka noonu aussi nga nekkoon leader ci mouvement estudiantin conseil technique ci ministère de la santé alors da nga yaakaar ni ëllëg wala gannaaw ëllëg maanaam fan yi di ñëw dafa nar a nekk situation boo nga xamante ni force de défense et de sécurité yi dañ nar am liggéey wala man day wax dëgg yàlla man daal bu ma ko doon analyser dama doon jàpp ne warul woon mën a demee noonu mais gis nga bukki ponkal bu ko bukki dabee ci mbedd ci doxin ma la parce que dafa am nooy doxee am ku la ñeme songo te bu la nit xasee ba ñeme la songo rek sañ na laa songaat boo mosee mu xaw a neex même bu mettee mu xaw a neex nga mën a loolu donc foofu am na faay bu am maintenant faay boobu nag warul tax xam nga communiqué bii ñu génneek yooyu jar ko ndax station d'essence yi wax dëgg yàlla nekkuñu fi ay milliers yu nga xam ne wax dëgg yàlla jar nañu ciy génne lii donc tey mais quand même dañuy gis ay manifestations am ñoo xamante ni dañuy song station d'essence yi wala ñëw song station yi ba pare jël fa essence ba pare ñu xëcc yëngal dëkk bi mais xam nga li am dañ ko du benn yoon du ñaar yoon si ay manifestations ñun yàgg nañoo en tant que étudiant yàgg nañoo xeex en tant que doomu Thiès naxuma nitu Thiès en tant que doomu Thiès yàgg nañoo xeex mais am na loo xam ne état warul baisser la garde maanaam baisser garde moom mooy indi lii maintenant nag boo xalaatee ne semaine bii di ñëw am na foo xam ne war nañ fa jëm ci wàllu yoon mooy nee nañu yëkkati nañu kiirlaayu Ousmane Sonko kon moom newoon na buñ ko yëkkatee 9h05 mu wuyu ji donc boo dee wuyu ji kay amul problème amul benn problème donc yenn décision yi daal genre peur bu nga xamee ne la pour man ça ne se justifie point pour man ça ne se justifie point bu ñu jaay ay essence ak ay kotu état am na lu mu war a mën a gérer ci sérénité am na loo xam ne mën na ci veiller guddi ak bëccëg 24 heures sur 24 dara waru koo mën a rëcc voilà mais pour man arrêté bi daal vraiment man rafetlu ma ko. rafetlu woo ko. déedéet rafetlu ma personnellement. rafetlu loolu moom muy gis-gisu Déthié Diouf. waaw Déthié Diouf. tey jàppale président de la république nag. waaw kon daal si mouvance présidentielle bi nga bokk. maa ngi mais jàppale décision bi daal pour yow daal. non état bi warul nekk li nga xamante ni moom moo di. di non hésiter wala yooyu dafa war a doxal lu mu war a doxal. non dafa war a doxal xam nga ñun. mouvement étudiant. ku ñu xam nañu xeex nañ ci xeex bu ne. xeex nañ ci lu ci kenn xeexul. kon xam nañu ni ñu daan def. parfois nag bon nit ki mën na parce que état ay nit a koy incarner. mais état genre monstre froid la war a doon. kenn waru koo ñeme kenn waru koo ñeme tëkku. mais bu fekkee ne yow nit ki nga xam ne yaa ngi koy incarner yow da ngay ragal. wala am na yoo xam ne miinoo ko ndax looloo tax mu baax nga nekk ndaw di engagé wu ci ay mouvement di jàmmaarloo di ñeme ñun boo gisee ñu wax Thiès dañoo miin GMI yeeg force de l'ordre yi ndax dañoo yàgg frotté wu ak ñoom mouvement étudiant li mu la may mooy tax nga am fit am conscience pas xaru nag du xaru mais da ngay xam waaw da ngay xam
xàmmee fi nga war a avancer muy courage nga avancer fi nga war a fi nga war a teg sa tànk nga war ko lool alors donc daal waaw mu nekk transition bi nga xamante ni moom moo fi nekk nga nekkoon leader du mouvement étudiant atum 1996 ba atum 2000 Déthié Diouf dem ñu gis Ousmane Sonko demoon université mbooloo gu takku génn ci ànd ak moom alors ak situation bi ñu toll nii yow mi nga xamante ni da nga amoon coronavirus ba wér xam naa sax si kanam tuuti daan si ñëw encore une fois di la mastaw bu baax a baax macha allah sant yàlla comme feex nga bu baax alors Ousmane Sonko dem contexte bu mu dem nii ñu bëri jàpp ni Ousmane Sonko dafay wuti refuge wala tamit Ousmane Sonko dafay politiser mbir mi mais moom neen dafa demoon ngir seeti étudiants yi nga xamante ni jot nañ blessé ban commentaire nga si am. waaw xam nga am nga droit seeti sa nit bu loru wala seeti sa nit. c'est normal c'est naturel mënuñoo empêcher benn citoyen mu dem. waaye bu fekkee ne yow nee nga yow yaa ngi dem moment bi nga nekk capter l'attention du peuple. bu fekkee ne nag yow da nga jóg. ñuy def direct ci sa page officielle. kon am nga loo ci yóotu. donc direct boobu ñuy def ci page officielle am ba page Facebook officielle am gaa ñi di suivre. dafay attirer attention. xam nga Sénégal dafay attirer waaw. il se fait sciemment certainement. donc benn milieu universitaire curiosité moo fa ne. loolu bu mu jaaxal kenn ndax ñun ba ñu nekkee à la tête du mouvement étudiant on n'était pas PDS on n'était pas PS. mais bu Ablaye Wade waree wàcc aéroport pour ñëw. ñun dañ koy tertu. ñun niñ doon mobiliser woo. oui c'est-à-dire ku ñu gis da ngay yaakaar ni ñun Ablaye Wade moo nekkoon suñu yàlla. te pourtant on était jeunes on avait de l'énergie. on avait de la force. mais on avait envie de se défouler. oui kon su ma la déggee bu baax dem Ousmane Sonko descente bu mu def université mbooloo gu fa nekk yooyu yëpp ànd noonu ak ñoom moom. mais maanaam curiosité moo tax. curiosité mi ngi fi mooy benn. oui xam nga Sénégal bu ñu nee diw lii ñu xam ko moom wax na beneen wax na ama guddi gu bëccëgul la. comme guddi gu bëccëgul la Sénégalais moo curieux da ngay gis nit accidenté fii au lieu nit ñi ñëw kii ko au lieu nit ñi mais kenn ku ne day xool nan la gaañoo. nan la dammee nan la kanam gi tojee ñii ngi vidéo c'est-à-dire que xam nga loolu au lieu kaa ñëw xoolal nit bu accidenté wala nit gaañu fii léegi au lieu ñu ñëw pour sauver ko ibbi may ko air mu noyyi kenn ku ne yaa ngi xool tubéy bi xotteeku na xaalis bi daanu na ñi dañ ñëw pour sàcc si. parce que lu ci gën a bëri. xam nga tey gis nga fee yi am ba gaa ñi dugg ci boutique wu kii ci événement wu Sonko bi. mais boo xoolee vidéo yi gaa ñi dañ dugg doon sàcc rek. dañu dugg dem jël li leen neex dem wuti xaalis ak yooyu am na ñoo xam ne lu ci gën a bëri. occasion yi bu amee. dañuy profité ne ce sera l'occasion pour ma sàcc ci. wala ma am ci xaalis wala ma daal di ci. loolu am na kon ñun jàpp si manifestation yu 8 février yi yoon dafa war def liggéeyam. nu mu waree yoon dafa war a def liggéeyam. nu mu waree ndax dafa am yoon bu am. yaa ngi déglu l'état nag dafa am lu ñuy wax l'état a le monopole de la violence légitime. gis nga état mën na laa tooñ duma la te mënoo ci dara. maintenant nit nag fii lii fi jot a am diggante nit ak nit am na lu fi am kon lañ ca war a topp nañ ca topp. na yoon def liggéeyam nag c'est-à-dire que bu fekkee ne nit ki mën nga ñëw taxaw ne ok man bëgguma ñu jël diw ok mais quant à jël brique di toj doole di xama yooyu doon na loo xam ne man. di yàq ay oto non loolu. di taal ay station d'essence wala ay nga gis man gis naa image wu ñu dugg ci biir kii bi di mais ñi dugg dañ doon sàcc. dëkk bi metti na fi mu toll nii. maintenant mettitu. mais loolu du raison mettiwaayu dëkk bi. mooy tax nit ñi dañuy profité pour dem événement naar yi ñun fekk nañu fi. ñu ngi woon Thiès. 89 90 voilà mais ñun on était tout jeune ah du voilà amoon nañu benn âge bi. mais da ngay dem xool gaa ñi kenn ku ne dañuy ñëw dañu doon profité ñii di yenu ay saako ceeb ñii di dem xool fu xaalis bi nekk. donc événement yu ci bëri ñi ciy gën a loolu c'est-à-dire ñi bëri dëkk bi dafa bëri taxawaalukat ne fu ñu dégg ne coow am na fa. dañuy profité dem. bu ñu ñëwee donc daal di yuuxu ci turuwaa ji. ñu yaakaar ne moom la mais ku ñu fekk xoolal même gaa ñi football yi nawetaan. bu ñuy ñibbi mais dañ ciy profité rek di agressé wàll ba stade Demba Diop bii. même sax ay lamb aussi su amee. lamb bu amee yow heure kuy ñibbi dañuy lay gis nga romb gaare sa oto bu bees ñu oto bu rafet wala sol yëre bu rafet ñu ñëw am ñu yore seen paaka yooyu daal di lay song nangu sa yëf daal di dem. parce que foofu tu restes impuni.
alors démb rassemblement bi am université ak contexte bi est-ce que waroon na si leader bi nga xamante ni yow da nga taxaw nga ni da nga bëgg jiite réew mi. li nga xamante ni dañu wax ni mesure barrières yi. dañ ko war a respecter naka noonu aussi rassemblement yi ñu wàññi ko. alors dem ñu gis mbooloo gu takku te université corona bi dugg na fa. loolu est-ce que du jur leneen. non loolu daal mënuma ko tuddee leneen lu dul ñàkk conscience. ndax it bëgg a wane ne étudiants yëpp man la ñu àndal ku ma laal di nga am comme ni ñu ko doon waxee. boo ko laalee ak yu demee noonu. xam nga yooyu ay woyu nawetaan la ak ay affaire mouvement de foule. dafa neex a entraîner. donc yow Sonko ku ko gis takkul masque. man seetlu naa loolu image boobu. bu dee seetlu woon sax dañ siy ñëw. boo mais lu tax loolu. moom xam nga takk masque mais moom dafa nekk foofu takkul masque. non dafa den lu nga xam ne dafa ñaaw ci responsable. ndax mënuñu nekk ci contexte pandémie ñuy naan tey jii nii dee yaa gën a bëri ñu xam ne ndaw yi c'est souvent des porteurs sains. ndax ils ont le sang chaud ils sont jeunes et tout. mais ñoom koo ci gis boo xoolee d'abord rajloo bi. ñaareel bi ñu ci bëri takkuñu masque. mais moom sax moom si boppam mën na exposé wu moom mi exposé wu. ndax xëy na mi ngi ci otoom am na peut-être sécurité am te foofu man j'ai pas compris xëy na gars ñi dañ naan noo dañuy parce que moom provoqué na leen. provocation laa ko jàppee provoqué na ñan provoqué na état. kon xam nga léegi Sonko def provocation la. provocation laa ko mën tuddee. deuxièmement tu banalises et tu défies l'état. donc man sax jàpp ma ne sax état mais dafa am ay nit dafa mel ni moom nit ak nit lay défier parce que bu dee yëf yi nit ak nit. mën ngeen jaayante yenn affaires yi. mais tey yow bu dee modèle nga. parce que tey bu fi Macky Sall nekkul woon bu fi Idriss Seck nekkul woon kon moom mooy war a nekk président de la République. alors est-ce que tamit dafa am benn symbole bu am solo. bu nga xamee ne parce que yow ñëwoon nga rek nee nga da ngay seeti nit. dugal seeti nit booy génn nit ñi mën na laa topp mais. waroo woon génn sax bay wane ne maa ngi nekk yooyu. nga génn solo ma masque. pour dire que yéen état yéen gouvernement faalew ma leen. na réew mi gën a tàkk na corona bi gën a tas na nit ñi gën a dee. alors suñ ko analyser si fànn bi nga xamante ni Ousmane Sonko le 8 ba ay nit dajaloo si buntu këram affaire bi mujj dégénéré est-ce que mën nañu wax ni comme sànq da nga ni provocation la démb aussi dafa doon séntu lu ni mel. policiers yi ñëw tas su ko defee mbir mi jaxasoo foofu. voilà xam nga dafa mel ni démb peut-être de l'autre côté peut-être le ministre de l'Intérieur. comprendre na loolu. waaw donc les gens ont évité peut-être d'entrer dans ce xam nga milieu universitaire. lu ko yëngal dafa yomb. ndax ñun da ngay jékki-jékki benn nit ay génn rek ñu daal di sànni benn xeer. rek ñu ne étudiants yi sànni nañu affaire daal di tas. léegi ñi daw génn seen nekk. xamuñu sax lu xew. mais dañuy ñëw rek fekk kenn léegi parfois nit mere benn kii parfois nga mere gaañi di xaar benn occasion rek. xam nga am na ñoo xam ne nag ay genre comme amoon nañ ñun guerrier bu nga xam ne. kooku moom c'est-à-dire ñun bon d'accord ak ñàkk d'accord. moom toujours dafa bëgg. sànni xeer doo dàqe. waaw dafa am genre yu mel noonu baal ma am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko suñu téléspectateur bu njëkk moom dem na ma bàyyi la nga àggali sa explication ñu may xamal ni kooku dem na. voilà donc man jàpp naa ne tey jii université pour yëngal fa yomb na fa. yëngal université dafa yomb. allo am na ku nekk si ligne bi allo allo allo. allo bisimilah. allo oui. kilifa gi bisimilah. ça va bien na ngeen def. alhamdulilah fa nga ñu woowee. maa ngi leen di woowee Mbour. Mbour bisimilah ñu lay déglu. waaw allo ça va bien. alhamdulilah. allo. allo da ngay déglu télé bi wala. allo non allo oui ça va. baal ñu nga wàññi son wu télé bi wala nga fay ko wala nga déplacé wu. wàññi naa ko bu yàgg. très bien participer ci émission bi. ñun lay déglu yaa ngi en direct fan nga ñu woowee. waaw maa ngi woote Mbour. bismillah ñu lay déglu. waaw woote woon naa démb mais tey aussi damay débat tur bi quoi. bismillah waaw ñu lay déglu. donc par rapport ak émission bi damay rafetlu aussi di nuyu Déthié Diouf. waaw Déthié moom xam naa tas nañu université ci mouvement étudiant yi. et mu farlu woon trop ci défendre la cause estudiantine. oui.
et su ma ko gisaatee ci télé bi mu diriger parti visa aussi dama ci rafetlu. mais comme ni may wax rek toujours que point de vue yi moom mun na bañ a nekk mun na divergent. mën na divergent oui. waaw même bu nekkee aussi bokkuñu fu ñuy waxee. parce que sur ñu ngi doon wax tuuti ci benn leader. aujourd'hui leader Pastef bi par rapport ak arrivée de l'université. oui. bon man maa ngi dama ko suivre rek ci réseaux sociaux yi. mais damay fàttaliku rek que le fait que aujourd'hui nit ñi di dox sans masque. di def ay attroupement sans masque. donc c'est de la responsabilité état Sénégal état bi la. parce que man damay supposer que état bi am na suffisamment de pouvoir. ou bien de mesures pour réglementer yenn rassemblement yi. d'autant plus que décret la ou bien benn affaire la ñu def pour tere ko. oui. donc xam nañu benn nit buy demee buy jóg di dem ci benn bërëb la fa mën a nekk comme attroupement. te dañoo nekk ci période boo xam ne période Covid la. te maa ngi ci mastawu sama xarit bi Déthié Diouf. ci lim ko amee te ku ko am rek moom mën a xam nan la mel. oui. te réalité la que dafa am donc. damay wax rek que. oui. état moo war a réglementer. nit ki boo ko bàyyee muy def lu ko neex. oui. di dem fu ko neex. oui. di rassembler wu comme ni mu ko neexee. oui. lépp lu fa am en terme de prolongation Covid bi. nit ñi am ko tout ça day mujjee nekk responsabilité état bi. donc état moo war a jël des mesures. mesures adéquates idoines. pour combattre Covid bi. mais nit ki boo ko bàyyi ak sagom rek muy politicien muy keneen day def lu ko neex. donc man foofu rek laa amoon. jërëjëf pour wax ak Déthié. oui. mais aussi gis nañ fi daaw ci nawet bi aussi gis nañ fi njiitu réew bi aussi demoon na fi ay Kaffrine mu am ay rassemblement yu bëri. loolu yëpp gis nañ ko aussi. donc moom. kon ñi ci kaw ñoo war a joxe bon exemple. exactement ñi nekk ci kaw ñoo war a joxe bon exemple. oui. yow boo nekkee kilifa. oui. nga jiite réew baa nga am ndombul tànk ci réew. bu ñu teree rassemblement ak loo nekk homme politique ak loo mën a def ak li nga mën a da nga war a arrêter say activité. oui. toog sa kër. mais ñàkk sol masque bi nag na nga gisee dem gis nañ Ousmane Sonko ci image yu ñu gis mu solul masque de na nga gisee. yow sa gis-gis. mais c'est ça la faiblesse de l'individu boo bëggee nekk njiitu réew. bu dee nga bëgg a nekk leader. baa ñu ne la leader nga da nga incarner benn leadership da nga war a respecter li nit ñi tëral li réew mi tëral. allo. donc. waaw man lay dégg waaw. un leader da nga war a respecter les normes et les règlements boo ko deful. tu sors carrément du cercle de leadership. donc dañoo war a am posture boo xam ne tey jii foo mën a nekk da nga war a am jël say responsabilités par rapport ak liy dox ci dëkk bi. jërëjëf. mais munoo dajal ay nit kenn solul masque yow soloo masque ba pare nga ne da nga bëgg a jiite réew mi. bu fekkee da nga bëgg a joxe exemple loolu mënul nekk muy suñu ministre yi muy suñu député yi muy suñu homme politique yi dem ba ci dëkk mii sax tey bu waroon def porte à porte dem seet ay militants dafa war a sol masque. pour gars yi bu ñu demee gis ko ci kër gi ou bien ci mbedd mi dëkk ñu sol masque ñu xam ne kii c'est un homme responsable. parce que dina am ñoo xam ne tey dañuy roy ci moom lu ñu gis mu def dañ koy def te comme un père de famille te comme yow mii nekk tey fii ci télé bi. royukaay nga ci koñ bi nga nekk ci sa kër ou bien ci ville bi nga nekk ou bien même ñi la xamul te di la suivre. donc loolu def copier c'est pas pour rien que un artiste du ma cité tur bu jëndee ay dàll yu bees suba xale yëpp dem jënd même dàll. donc quand tu es un homme public da nga war a dëppoo charte yiy dox ci réew mi. jërëjëf. boo ko génnee tu deviens un hors-la-loi. jërëjëf. te loolu baaxul.
di la gërëm baax di la sant nga ni ñu waa Mbour Déthié Diouf ñoo ko déggandoo gis nga réaction am. dëgg la Mbour la ñuy woowee. maa ngi koy nuyu suma waa ji. xam naa ne waxul turam. waaye xam naa ne xamante nañu. di rafetlu intervention am. donc ci mbir mi. ndax it yoon buñ ko tegee kenn ku ne da nga ko war a jéem a respecté. loo mere keneen yoon mooy li nga xam ne moom mooy defar société bi. ndax yàlla moo ñu bindee ci mën a fàtte yàlla moo ñu bindee ci depuis aadama donc ba ñu laalee garab ga ci la ñu commencé wàcc yoon. wàcc yoon dafa bokk ak ñun. loolu moo tax ñu teg ay normes. maintenant bu ñu tegee norme bi mën na laa bañ a arranger mais il faut nga fexe si parce que yow bu fekkee da nga ne da nga bëgg a jiite réew mi yow war nga joxe exemple boo xam ne bu subaa. kenn du la ne kat yat bi du la dal. ndax it yow booy dóoraate yat bis bu la yat bi dalee nga xam ne yat méttee. yaa ngi déglu tey gis nañ fi premier Covid bi première vague bi ñu nga xam ne doomu kilifa yi ñu ne non couvre-feu. ñoom ñu daal di génn ba am ñu ci ñàkk seen bakkan. donc exemple yooyu mooy yi nga xam ne les autorités dañu war a rigoureux ak seen bopp. tàmbali ko ci seen njaboot. loolu man toujours dama koy fustiger dama koy ñaawlu donc li Ousmane Sonko defit dafa nekk ca loola. c'est-à-dire warul woon génn ci otoom am na droit dem seeti. xamal donc mu ko neexee mu publier ok mais quand même génn pour def genre pour wane ne gaañ naan ko boo ko laalee ak yooyu. taxul li war a am dina am. parce que li ñu war a def ci yoon. nañ ko def ci yoon. bu fekkee ne dañ koo sosal. mais ki ko soxal mu tourné portewaat ko plainte ñu. maanaam daal li am démb du tee justice bi moom dina doxal nu mu war a doxee. maanaam la woon démb du am lenn lu muy changé fekkee ni ñoom. am na lu ñu nas wala fekkee dañ fas yéene affaire bi taxaw temm ngir affaire bi leer. xam nga loolu man dama koy tuddee genre équilibre de terreur. voilà xam nga gaañi boo gisee Corée du Nord day jékki-jékki génne ay missilam daal di teg yaa ngi déglu jëf genre essai noonu ñu ne non am na benn missile bu naaw ak yu demee noonu donc taawu BD Cochon ak yooyu nga xam ne États-Unis ak URSS. équilibre de terreur moo amoon. kenn ku ne je ne te touche pas ne me touche pas la. am na keneen ku nekk si ligne bi ñu jël ko si 88 628 74 74 allo. allo waaw. kilifa gi bisimilah. maa ngi jàmm. alhamdulilah baal ñu nga wàññi télé bi. fa nga ñuy woowee. maa lay woowee Fouta. Fouta bisimilah ñu lay déglu. allo waaw man maa bëggoon participer ci émission bi. yaa ngi en direct bisimilah. waaw man de li ma gis moom. allo. yow rek nañuy déglu de soo ñu mënee baal nga wàññi son wu télé bi su ko defee nga wax directement. non wàññi naa ko bu baax. waaw nga bañ ko déglu mën nga wax ñu lay dégg bisimilah. waaw man problème Sonko bi man lu ma si jaaxal. oui. mooy ñoom Sonko li mu def rek la ñuy wax de ñoom Macky Sall lu mu def nag te affaire bi c'est politique. allo. damay dégg bu baax. waaw ñu lay dégg yow rek nañuy déglu. man maanaam lan moo tax ñun sénégalais ñuy bàyyi xel ci Sonko li muy def kese te ñun jiitu réew mi li muy def moom gars yi seetluwul ko. comme lan. gars yi dañuy fàttali nous sommes en politique Sonko boo xoolee dossier Sonko commencement ba fin lépp politique la. déedéet waay. mais Sonko lu tax ñu indi ay réponse politique am mooy. kon da nga jàpp ni daal mbir mi politique rek la si sa gis-gis. non man de A à Z man loolu laa gis de commencement ba fin man pour man politique la. parce que Sonko mënul am ay ambition présidentielle nekk président de la République du Sénégal di fooy boppam ci ay affaire xale jigéen ñi ndaw na ñu wante dëgg loolu xalaatu ko. mais est-ce que duñ bàyyi aussi yoon leeral mbir mi. mais loolu mooy wax bi nag problème Sénégalais yi foofu la ne yoon mooy ana laa daam laa Adji Sarr xaw ma kenn gisu ko di ana ay bokkam affaire bi ñaari citoyen la concerné yoonu kenn waru ci nekk waruñu ko politiser di ko yóbbu bu maagul bu dee dëgg la. jërëjëf. ok merci. di la gërëm baax di la sant kilifa gi waaw moom tamit de gis ku nekk ak sa gis-gis Déthié. waaw gis-gisam jaadu na. jàpp naa ne nag xam nga nit ñi toujours dañu naan politiser politique. bon xam nga pour nit ñi xam ko définitivement mooy. dëkk bi ak àdduna bi politique moo ko régir. lépp lu ñuy def xam nga dañu organiser société bi. ni ñu organiser société bi politique la. ndax dafa am ñu jiital
ci dafa am yoon bu ñu leen di teg ba jiital leen. politique la. te politique mën nañu wax ni aussi sa adversaire dafay xool sa ay failles sa adversaire dafay xool sa faiblesse. mu exploité ko comme lu ko Ablaye Wade bindee si lettre am bi. waaw Ablaye Wade ni mu ko bindee xam nga maa ngi am ko moo ko ciy waxtaanal démb man ko dafa am ñett dafa am politicien am le politique am la politique. la politique mooy science bi. politicien bi mooy ki nga xam ne daf cee dugg ci ak esprit bu dëng. pour wët ci lu mu am pour jëriñoo nit ñi ak loolu am na le politique ndax ku ne xam na dañ ne politique mooy nañuy def pour doxal gox bi. dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi. alors maintenant nag kenn ku ne ak intention ba mu ciy am. ba mu ciy dugg am na ku nekk si ligne bi. ñu jël ko waaw allo. oui allo. bismillah kilifa gi. ça va sëñ bi naa def. alhamdulilah fa nga ñu woowee. maa ngi lay woowee Fouta bi donc dëkk bu ñu doon donc baal ko. bismillah ñu lay déglu. si émission télé bi laa bëggoon a dugg yaa ngi en direct. maa ngi en direct si émission télé bi yow rek nañuy déglu. allo baal ñu nga wàññi télé bi. da nga wàññi nga wàññi télé bi nga bañ a déglu télé bi. waaw d'accord. waaw ñu lay déglu bismillah. sëñ bi naa def. yow rek nañuy déglu alhamdulilah. déglu naa émission bi seetaan naa émission bi. allo. waaw wàññi naa télé bi waaw. waaw waxal yow rek nañuy déglu bismillah. si mbirum Sonko laa bëggoon a wax tuuti. yow rek nañuy déglu. Sonko de ñu ngi koy may buzz lu ñuy wax. maanaam li ñu koy may buzz daal. jamono état bi moo koy may buzz. te warul demee noonu si sa gis-gis. vraiment warul woon demee woon noonu. parce que fu mu toll nii Sonko lekk lu ko may tey doole mu am tey état bi moo ko may état bi déjà état bi moo ko créé quoi man loolu laa gis. waaw. man na mu nekkoon président Macky Sall. Sonko du ma wax mbiram dara dama koy bàyyi noonu rek muy dox doxam. léegi li xew dem université nag nan nga ko gisee. loolu dara étudiants yi noonu lañ mel Sénégal yàgg na mel noonu. ku nekk jaar na fi. mais contexte bi ak nit ñi ñu rassemblé def rassemblement foofu la te xam na ni corona bi moom bàyyiwul kenn te gis nañ corona bi aussi dugg na université ba am fa ay cas rassemblement nit ñi dajaloo bu baax a baax am na si ñi nga xamante ni sax takkuñu masque. non xam nga moom Sonko bon nu ma waxoon sànq rek mbirum xare la def. xam nga xale moom ay mbiru xale lay def. xam nga lu mu def dem tegu ko fenn ñi rassemblement ñu koy tere ci réew mi instant bi ngay dajale ay di génn takoo masque xam nga loolu ñu ma ko gisee moom daa yab Sénégalais yi tey dama daa yab boppam man moom noonu laa ko gisee dafa yab Sénégalais yi dafa yab boppam dafay voilà noonu nga ko gisee waaw noonu laa ko gisee. jërëjëf. waaw Sonko nag état bi man mu ne woon état bi man dama koy bàyyi moom bàyyi ko du ma ko topp fenn du ma ko xool fenn. waaye nag yoon nag am na ci réew mi. jërëjëf. di la gërëm bu baax di la sant alors dañuy jéem a avancer Déthié Diouf ndax ñuy dese si ay simili bëriwul alors. yow da nga amal lu ñuy wax yow yaa initié opération Corona du jaar si man nga baal ma rek ndax téléspectateurs yi daf mel ni seen yaram dafa tàng am na tamit keneen ku nekk si ligne bi ñu jël ko après ñu mën a avancer si beneen pàcc allo allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk mi maa ngi bëggoon dugg ci émission bi de. yaa ngi en direct kilifa gi bismillah fa nga ñu woowee. waaw maa ngi leen di woowee fii Nioro Babacar Thiam. Babacar bismillah. allo Babacar. salaamaaleykum. Babacar da nga déglu télé bi. waaw non fay naa ko. comme waaw fay nga carrément très bien bismillah. waaw vraiment maa ngi déglu émission bi. di déglu jàngat yi ak ki nga xamante ne mooy sa invité bi. oui. man li ma jaaxal ci moom li nga koy interpellé ci Macky Sall. vraiment rassemblement bi mu njëkk a def bi muy dem sorti def côté Kaolack. li mu fa dajale ci mbooloo kenn xamul lu mu toll. mu mel ne télé Sénégal yi léegi. dañ leen di jënd. ay teg fa ay doomu aadama yoo xamante ne dafa am lu leen tax a jóg mais feeñal dëgg taxu leen a jóg.
te na ngeen xam ne bépp dëkk boo xamante ne dëgg amu fa jàmm du fa am. maanaam la nga bëgg lii xew ci réew mi. oui. borom xel yi. sëriñ si ñëpp a ngi wax. parce que Ousmane Sonko maanaam Sénégal xamuñ ko fayu maanaam ku tooñ lañ xam. te kenn ku ne xam na ne dossier bii nga xamante ne moom la ñuy jàpp ci moom la ñuy incarné Ousmane Sonko. oui. boo ko xoolee maanaam ci li nga xamante ne mooy fay nga déglu ñi nga xamante ne jàng nañ xam wax la nekk ci PV yi da nga xam ne lu jar jàpp doomu aadama sax amu ci Ousmane Sonko nag fi mu toll li ñu naan muus boo ko poussé ba mu sës ci miir bi. amatul dara lu muy calculer lu may wadd dal ci sa kanam. na ngeen xam ne Ousmane Sonko foofu la toll muy doomu gor su set wecc ñu jël tuuma ju toll nii teg ko ay partout fu nekk ay nit dafa jóge di dem ci plateau yi wuti wuñ fa dara lu may jóg ngir tuumaal nit ñi ak di sàtte Ousmane Sonko comme. di ko gërëm baax di ko sant di jégalu bu baax a baax xam nga ku nekk ak gis-gisam rek. oui allo ma bàyyi la Déthié Diouf oui Déthié ma bàyyi la. waaw donc di xamal ne rek xam nga am na ki njëkk a wax. wax na lu am solo. mooy parfois pouvoir bi. ni ñuy gérer mbir yi moo doy waar. ndax it parfois ñu may nit doole boo xam ne xëy na sax amu ko woon. da day am loo xam ne da dul jara indi coow. nga daal di koy def loolu. man Ousmane xamante nañu on a beaucoup de respect mutuel donc ba ñu mujj waxtaan yàgg na. parce que bokk nañu ay coalition boobu ñu ngi nekk ci opposition man. cuune Macky Sall ak ay service am moom moo propulsé fii ma àgg. moom moo la wax loolu. moom donc li koy def mooy xam nga parfois nit ki mën na sax bañ a nekk ci yoon. mais na nga koy songee ak na ngay bëgg a jëflanteeg moom. mooy mujj naanaam moom mu doon victime. te Sénégal. tey ji xoolal depuis Djiboka ba mu génnee mu mel dañ koo dàq mu victimisé wu am presque groupe parlementaire Idriss Seck la même chose ça di nga gis ni nit ki sax def na lu dul yoon mais yow nga ñëw bëgg koo song bu nga xamee ne parfois song bi c'est démesuré par rapport ak mbir mi et finalement moom mu doon victime. alors léegi ñu xuus bu baax si coronavirus bi ndax juróom benn simili moo ñu desee. waaw ngay amal lu ñuy wax opération corona du jaar si man lu tax. waaw xam nga yàlla dafa dogal feebar bi dal ma. ba ma dalee it ma yàlla dimbali ma génn ci. ndax li ma naan yaram dañ koy fekk balaa feebar a ñëw. ndax bu feebar ñëwee mën na laa faagaagal wala mu faat la. fi mu toll nii feebar bi mi ngi faagaagal mi ngi faat lu bari. alors donc ñun ba mu ñu dalee ñu gis li nga xam ne ministère de la santé noonu la ko doon njëkk a gérer ça mu nekkoon genre approche médicalisée. nga xam ne côté hôpital bi lañ doon gérer. mais yaa ngi ko doon rafetlu. waaw mais nga xamante ne nekkoon nga conseil technique ci ministère de la santé. ndax ñun ñoo defoon choléra bi ak ministre Issa Mbaye Samb. yal na yàlla yeesal yërmande ci moom. amiin alors ba ñu génnee gis boddi gi mooy stigmatisation bi dund ko fa ak ay nit donc génn nag looloo ñu gën a dugal ci xeex bi depuis juin ba tey bàyyiwuñu. bañ ci waxee tamit wax ak ministère de la santé sànni sunu kàddu le ministre Abdoulaye Diouf Sarr vraiment ñu koy jaajëfal bu baax ndax récemment gis nañu ne président mi ngi koy encouragé. ndax fi mu toll ni ku jar a jaajëfal la ci liggéey bi. ndax yóbbu waaw léegi nag xam nga bu fekkee ne dem na ba moom ci management ak ouverture am mu réajusté ba jël tempo bu baax bi ba Sénégal nekk deuxième au niveau mondial premier au niveau africain ci ni ñuy xeexee mais dafa am lu manqué. ndax ministère de la santé ñoom ñoo yore liggéey bi gën a metti mais bu transport liggéey ndax problème bi yëpp tey ji cas communautaire transport demal ci oto yi man maa ngi jógee garage Nioro bu Kaolack. def fa opération corona bi. mais raj-rajloo bi. kon seen opération corona bi si Sénégal gi yëpp la. fépp temps yéen aussi yéen a ngi woon Ziguinchor aussi. dem nañu Ziguinchor ci université bi. dem nañu marché Bokot. dem nañu ci quartier Périssac. dem nañu quartier Kandé. donc dem nañ fu ci nekk dañuy dem conscientiser nit ñi ndax ñun dañu nekk ci troisième phase bi. première phase bi sensibilisation la woon mooy bañ ne màggal bi du am ñu ne daa war a am
ba mu amee ñu ne comme daa war a am ñu ne nañu bokk ci li tax suñu kàddu du nax saay yàlla def sutura donc ñu dem a dem ba nga xam ne ne nañu mi ngi waaj a jeex ñu yaakaar ne bal bi dugg na ñëpp daal di daw tàllal seen loxo mooy ñëpp bàyyeeku force de l'ordre yi contrôlé duñu transport bi raj-rajloo bi nekk fa buuxante bi nekk fa nit ñi di fees ba loolu après deuxième cas bi daal di ñëw ñun ba loolu ba ñu gisee loolu rek la ñu commencé dugal deuxième phase bi mooy conscientisation bi ñu dawal tuuti dem Université Ndar dawal ko fa dem Louga dawal ko fa dem Thilmakha dawal ko fa donc ñëw ba Thiès ñu def couvre-feu bi donc ñu ne kon deuxième phase moo doonoon conscientisation bi léegi nañ ko yéegal troisième niveau mooy intensifier teewlu bi mooy conscientisation bi donc boobu ba tey nag bàyyiwuñu gis nga nee na ñu raj-rajloo bi dañuy war éviter contact yi ñun dañu defar ay autocollants tuddee ko opération corona du jaar ci man képp ku yore téléphone ndax nit ñi duñu tàggoog seen téléphone donc téléphone yëpp lañ ko taf mais joxe ay masque joxe ay jàppale nag stratégie bi nga xam ne ministère de la santé ñu ngi koy déployer. kon yaa ngi rafet lu baax stratégie bi. nos stratégie maintenant ñàkk jàppale. ak ñàkk solidarité ci yeneen ministères yi. parfois nga dégg ñu ne way diw dafay def en solo ndax feebar bi maanaam du Diouf Sarr du Macky Sall la ça dañ leen ne. président daf ko ne jox naa la lii kii di jëm man ànduma woon ak moom. mais ba ma demee ba gis ne mi ngi góorgóorlu je dis que ne leen encourage ñiy liggéey ci hôpital yi. mais ba fekkee bëgg leen naan liggéeyu leen. ndax nit ñaa ngi dee da nga leen di tooñ. alors Déthié Diouf yow da nga amoon coronavirus. yaa ngi sant yàlla macha allah ba wér. ak vaccin bi lu mu fi ñëw nii jàpp nga ni solution bi comme ni ko spécialiste yi waxee vaccin bi la. waaw xam nga man moom d'accord moon ci vaccin bi. d'accord su te wonoon naa ko wax naa ko mais tamit du ma ne d'accord ma toog damay wax ne gaañ bu ngeen góorgóorluwul dee yi bu gënee bëri vaccin bi dina ñëw tey ji loo mën a wax dee yaa ngi gën a bëri. donc tey boo demee ci armères yi boo moytu wala ci morgue yi embouteillage yu corbillard yi. ña nga fa. donc loolu ki yore cimetière Yoff bi wax na volume enterrement yi. kon loolu nag buñ dem bàgg ca foofa kon tey ji maanaam dañuy xoolaat. entre le moindre mal mooy vaccin bi. maintenant xam nga tey jàpp naa ne président de la république amul intérêt indi luy faat ay doomu réewam. donc man tey waxuma ministre Abdoulaye Diouf Sarr xam nga ndax amuñu contact boobu noonu xam naa ko voilà rafetlu liggéeyam ci benn côté bu ma d'accordul tamit dama koy wax. mais professeur yi nga xam ne xam naa leen ndax liggéey naa ministère de la santé donc def nañ fa lu mat juróom-benn at wala juróom-ñaari at suñuy xarit ñoo nekk ci mbir yi donc ñu ngi waxtaan ak ñoom ñu bëri daan ñoo d'accord ak man. man leen nag en fait mbir mi li ko indi mooy ba ñu déparé ak lañ ko doon waxee. moo indi jaxasoo xel yi. ñaareel bi ba ñu xoolee ne tey jii nii maanaam ñoom vaccin bii dañoo góorgóorlu génnee ko. paludisme li mu rey ci ñun ak yeneen maladies te ñu mënoon ci def vaccin defuñu ci vaccin ndax yitteelu leen woon ndax boobu dañ jàppoon ne ñun africains yi. ñoo ci ñàkk suñu bakkan. tey ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan mais ñu génne rek bëgg ñu ko balancer. du seen mbaax. léegi nag man vaccin bii ñu jël nii ndax man maa jiite diggante xaritoo Sénégal ak Corée. diggante Sénégal Corée ak Japon. ak Chine. wax dëgg yàlla am naa fa ay relation am naa fa ay xame. vaccin bi xam nañ ne vaccin chinois bi baax na. ndax biñ fi njëkk a wax. te nee nañ conservation te nee nañ efficacité 80%. donc léegi xam nga efficacité bu rombee norme bu sutee norme bi OMS wax. kon bu baax la deuxièmement xam nga vaccin bu ñu nee moins 80 degré. ban chaîne de froid lañ mën a am fii bu ñu ko mën a defal mënut a nekk. kon loolu bu ñu ko fi doon indi mooy poson la ñuy indil. yooyu bokkoon na ci lu tax man d'accord ma ci. mais bii it ñu taxaw c'est-à-dire que damay interpeller. Sinopharm voilà Sinopharm bi jógee Chine donc rafetlu nañ ko. mais pour lan éviter tey jii hémorragie bi nga xam ne mi ngi am. mais nag ba tey dégg nañu ne ministre de la santé nee na dafay teg commission. n'est-ce pas boo xam ne mooy suivi moo koy saytu. loolu tam xalaat bu rafet la. mais ñu ngi koy ñaan. ñu mën a toog ak moom. pour mën a dégg lu tax ñu mën a gën a mën a dem nag taxaw ci taxawaay bi. pour xam voilà mais fi mu toll nii. ñu ngi ci doute bu favorable. alors daanaka émission bi jeex na alors Déthié Diouf yow mbas bi nan nga chopé virus bi. mais man xam nga dama nekkoon ne damay sensibiliser. donc ba ma nekk ci sensibilisation bi boru parcelle donc toog sama oto xam nga ak tàngaay bi léeg-léeg nga wàccee sa masque. donc ci diggante yooyu nit ñëw na jege ma doon ma sollicité
ma jox ko mi ngi sol correctement ma jox ko ma toogaat ci oto bi di nelaw jékki-jékki benn xale apprenti ñëw kii mu ne ma patron bi nee na nga jox ma nangam pour ma jëndi nangam. donc man ko mais booy yow del sol masque mais xam nga boobu maa ngi teg bët ci kii yëre bi daa tilim. kële yëre bi set ma jàpp ne du moom. mais xam nga boobu ba tey sax ñaaw ma njort ci loolu mais wax naa ko kii ne waay père yooyu daa am affaire Macky Sall la rek. mais 2 jours après ma am ay courbature sama digg ginnaaw bi di metteeg yooyu donc may liw. donc ci la sama soxna. ne ma may dem ba bay laaj manteau bi ma soloon ba ma demee Corée ci la ma soxna si ne yow waxagoo nag yow li la dal. après daal di may isolé ñu def test ñun ma positif naa. mais di xamal ne maanaam ku ci nekk di def di abaisser les bras. oui vaccin bii maanaam man bu doon sama sago du am. du am. mais comme dee yi bari na. te mooy fii solution bi nga xam ne moom la ñu mën a yaakaar. nañu ñàkku donc nañu ñàkku. mais léegi nag nañu nit ñi bàyyi xel ndax masque am na ay masque yu am solo. yu nga xam ne jotoon nañ ko am ñu koy wax masque UEMOA. masque yooyu ku ko takk mën ngaa yendoog moom. ba guddi ba nga fóot loolu. mais am na xeetu masque yi nga xam ne boo ko takkee. da ngay fatt. oui léegi ñaata jour nga def si. hôpital ba man de jour yu gàtt laa fa def juróom-ñetti fan laa fa def. te yàgg na loolu man maa ngi fa dem. bañ ne suba la problème du bañ ne suba la korité laa fa dem le 1er juin laa fa génn. donc man déjà sax loolu gudd na ci man. te feebar metti na. non gis nga nit ñu. ñàkk seen bakkan. am na ñoo xam ne surtout suñu mbokk naaru libanais yi ne sax bu ñu la tegee benn yére bu ndaw sa kaw rek pour muur sa awra da nga koy sànni ndax ko am problème mu noyyi xam nga ku ñuy foo rek fatt sa bakkan fakk sa gémmiñ. toog minute noy woo nga léegi nga commencé sa bëti commencé génn. mbir mi noonu la mel. ñàkk mën a nooy dafa metti lool. yàlla bu mu dal kenn. moo tax ñuy conscientiser. te du ñu bàyyi nañ ko def à la accu. ñun nag ñi ngi ci yàgg na te bàyyiwuñu depuis juin ba tey wër nañu réew mi dem nañu Ndar dem nañu fu ne daanaka léegi ñu matal pour mottaliwaat yeneen zone yu Touba bi encore demaat fa encore. ak zone Diourbel bi ak Thiès. donc vraiment daal appel baa ngi noonu. nañu xam ne masque yi ak loxo yi set mooy solution bi. très bien jeunes yi maa ngi leen di ñaan comme li am démb université. nañ ko moytu ndax boo dawee topp nit ba doomu jàngoro bi topp la nga dem fekk sa wéjur boo fonk muy sa maam wala sa wéjur toog ci kër gi nga ñëw di ko toppatoo di ko jaxal lekk wala di ko may ndox bokk ak moom kaas ba ngay naanee mu pare bu dee yaa ko rek. di la gërëm baax di la sant wax ji am na solo mu nekkoon Déthié Diouf président du parti Visa les Citoyens ancien conseiller technique du ministère de la Santé. et leader du mouvement étudiant de 1996 à 2000 naka noonu Déthié Diouf moom mooy porteur de l'opération Corona du jaar si man moo nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi mbokk téléspectateurs yéen tamit ñu leen di gërëm baax di leen sant amuñ seen fay ba altine incha allah ñeenti waxtu.